Modou Mohamed Ndiaye. jëf ku bëgg a dee wéq l'observateur nañu moo tax it askan yu mbënd mi sa wéq nañu bay wéqe ubbil yéenekaay bi ay ñaxtoo ki xultu yu dul jeex la ñu dund ca banlieue bu Ndakaaru ñi nekk ci inondation yi fu ñu ko jekkoo rekk defe ko fa wàcc ci mbedd yi manifester taali pëna galan yoon yi salfaañe tali bi journal bi nañu démb ci mujj bi ministre intérieur Antoine Félix Diome demoon doon seeti ñu inondé dem nga mu fa dem moom ministre intérieur yéenekaay bi nee nañu wex na ko xaat diggante Caaro yi Kër Masaar jàpp Tiwaawoon Jaksaaw fu mu fi dem rek manifester ca Caaroy moom ab cortège am la ñu bloqué woon gaañe nekk fay négocier nañu ba sonn ña doon manifester faale wuñu leen mujjee gi gendarme yu LC yi la ñu dem jëli ñoom ñoo débloqué situation bi ba cortège bu Antoine Diome mën a jàll Vox Populi nañu askan wi ci biir ndox mi tay la ñu gën a futtu ndax mer firnde li moo di manifester yi woon démb ca Kër Massar ak ci kaw autoroute à péage bi journal bi nañu lora fu ni inondation yi naqaru xol wi ñu nekke xawma ku ko xamul waaye du ministre intérieur ne moom Antoine Félix Abdoulaye Diome jot na wàllam dañu ko yuuxoo démb ba mu tooy xepp keneen ku ñu yuuxoo ba mu tooy loor yéenekaay bi ne nañu moo di maire bu Kër Massar ne moom it démb yuuxoo nañu ko lu rëy libération xamal ñu ci xët mu njëkk ne li xew moo di askan wa ca banlieue bu Ndakaaru ñoo becc seenu maire ak seen xol bu tàng ci mbedd mi muy ca Lansar di ca Tiwaawoon Jaksaaw jàmm gën fu ci nekk la aw nit jugee ñu daje ci autoroute à péage bi doon ñaxtu askan wa ca Kër Massar ne leen du nga ñu ko dàq sinistre ya fa nekk ñoo baare taliba taal fa ay pëna foo tollu di seen saxaar li ak sa war a wuy jax-jaxi turbine bind ne banlieue bu Ndakaaru fipp na ndax inondation yi ñoo leen di bëgg a rey l'info bind ne jaaxle ak jaxasoo ak mer le sinistre yi di dund jamono ji li ko dalee Grand Yoff ba Kër Massar jàpp Pikine Géejawaay askan wa ñoo gën a tonkukaay la ñu tonk nee nañu nag bu leen kenn indil ay ceeba ki diwlin bàyyi suukar ndax soxla wuñu ko li ñu soxla moo di ku leen génnee ca ndox ma ñu nekk Walf Quotidien wax ñu ne banlieue ba révolté wu na fipp nañu ndax ndox mi ak li mu leen teg la ñu mënatul démb ba fa Antoine Diome jaaree jommi na népp cortège am sax gaa ñi doon manifester dañu ko bloqué Antoine Félix Abdoulaye Diome mu ànd ko gàngooram di xuus mu mitti ci biir ndox mi photo boobee la ñuy seen ci xët mu njëkkuleese ko yéene kaay ba nañu démb la woon démb fa waxe moom Antoine Diome ne jël nañu lu toll ci juróom fukki hydrocureur ak téeméeri motopompe ak juróom fukk yóbbu leen ci zone yi inondé sursoi nañu li ñu gis démb moo di am Antoine mu dem daje ji ak askan wu mer déglu leen dig leen bàyyi fa la mu digge Sud Quotidien nañu moo ngi plan Orsec bi moom la ñu déclenché ko rek samedi plan ba dikkaat na ngir sëkkal askan wi inondé di buujaka balale ka tëmbale ñu génne leen ci biir ndox mi journal bi wax nañu it ñaar fukki milliards ak benn yu teg juróom-ñetti millions yu ñu bëgg a def ci inondation yi mu di koppar yooyu bu doon téeméer la juróom-ñett ya maanaam 83% yee jàppandina Sud Quotidien tegal ñu ci ne li ñu gis démb ca Kër Massar rafetul ministre Omar Gueye ak Cheikh Issa Sall directeur général ADEM ñoo fa feeñalati seenug féewaloo gestion inondation yi ci Sénégal journal Le Quotidien pompe Afrique la ci gis nee nañu ci fukket ak juróom-benn yi ñu génn dugal nañu ci gestion inondation yi lu jege junni milliards te nawet bu ñëw rek askan wi am soxla Abdoulaye Dakaroo ko soxla Source nee nañu plateforme boobee ñu doon nasa ko nocc doon ca waxtaan ak xalaat plateforme bi di plateforme ADS taxaw na def nañu démb lancement bi li ko tax a jóg moo di fexe ba Abdoulaye Diouf Sarr doon maire de Dakar ay imam ay mouvement associatif ay élus ay jeune ak ay jigéen ñoo ko samp li ñu gis moo di ngir maire bu Ndakaaru dem ci loxoy waa Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Diouf Sarr rek mooy solution bi plateforme bi nee nañu Macky Sall bu bëggee Benno Bokk Yaakaar teg loxo ci département bu Ndakaaru jarul muy sori baa muy sonn na teg lépp ci loxoy Abdoulaye Diouf Sarr Les Échos nañu Diouf Sarr jiitu na gaañi sànni karawaas ADS taxaw na di plateforme bu taxaw tem mu ci jël maire bu Ndakaaru teg ci loxoy Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu teg ko ci loxoy Macky Sall. NCA assurance santé famille Weer-Weerlee seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia waral kilifa yi daal di door ak plan Orsec di plan la bu taxawu boo xamante ni ministère intérieur moo ni doxale ci gox yenn yi ngir taxawu ngir ñu tàqaliko ak ndox yooyee ministre intérieur ci boppam sax Antoine Félix Diome démb mu ngi woon ci gox yenn ci banlieue Ndakaaru ngir xoolal boppam lii di waame geek yàqu-yàqu yi ak la ca war ne saafara ca Kër Massar moom kuréel gi di zéro inondation la nu bëgg mooy ñu daal di auditer càmbar fukk ak juróomi milliards yi ne def nañ ko ci xeex beeg waame ne muy ministre développement municipal ñoom ñëpp wane nañ seenuk télé manifester ndaw yi Bambilor démb bi yoon ñoom gannaaw ba nu taale yi pën a baare yoon ya la ñuy ñaawlu ñu ne mooy juróomi hectares yu nu nar a baaxe privé ca muy bërëb bu waroon a taxaw ngir seen i jumtukaayu nekki na ko dundin joxeñ nañ ca service su domaine cadastre urbanisme ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yeeg ndorteel ak plan Orsec démb ak léegi ci Sénégal ministre intérieur Antoine Félix Diome nekkoon sax ci banlieue Ndakaaru ci gox yenn yi doon xoolal boppam nit ñaak loru gi ak it yàqu-yàqu yu waame googe digg na fi taxawu ngir tàggoog ndoxu taw yi Ibrahima Diame yi
li ko dalee Tivaouane Diacksao ba Yeumbeul route de Boune jaar Keur Massar unité 14 15 B16 ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome daal dinay xuus ci ndox mi ci ay jafe-jafe ci mbënn mi ngir lancer li di plan Orsec. Certains disent que oui dañuy déclencher sama plan Orsec mais c'est comme ça que ça fonctionne c'est-à-dire que su fekkente ni dañu dem ba situation bi toll wenn ampleur bi egg fii ñu yegg il faut que ni ñuy nar a liggéeyee ak ni ñuy nar a jéem a apporter des solutions au problème mu bañ a nekk de la même manière que si c'est un fonctionnement normal. daal dinay fekk nag ci bërëb yi askan wu nga xamante ni jaaxle nañ lool te nëbbuñ ko. population yi lii ngeen di def nii chaque année ñu def amul benn année buñ ko dul def mais solution yi war a am moi je pense que dañoo war a nekk dans l'anticipation mais dañuy xaar ba affaire bi ne këtt na jonn ñu ñëw taxaw te duñu am solution et je pense que c'est ça tey soo jëmee Diamaguène Sicap Mbao les sapeurs-pompiers ñu nga fa mais amuñu moyen ils ont 3 motopompes pour 71 quartiers yoo xam ne les 69 sont dans les eaux mais ça pose problème les populations elles sont dans le désarroi total. actuellement nii Diamaguène poste Thiaroye yi ba Sicap Mbao li gën a métti waxuma sunu kër yi fees waxuma mosquée yi fees waxuma église yi fees mais fi nga xam ne te 7 jours a ngi ni mënuñu faa denc nit mu fees dell ñu woo autorité yëpp yi nga xam ne ñoo ngi fi dafa ñu ci dara. ministre de l'intérieur daal di leen déglu bu baax a baax xamal leen ne nag andi leen solution rek moo leen tax a jóg. li ñuy def nii ak li ñu nar a def dans le cadre du plan Orsec ça veut dire que ce ne sera pas un fonctionnement normal ce sera un fonctionnement accéléré dans le cadre de la mobilisation des moyens pour trouver des solutions et les solutions dans l'urgence c'est sortir les populations à commencer par nous de l'eau. ay motopompe ay tuyau Anaconda par endroit fekk nañ leen ci bërëb yi ci wetu kër yu nga xamante ne seeni borom dañ leen abandonné ci biir ndox mi. jërëjëf Ibrahima Diamé Kër Massar kuréel gi di zéro inondation la ñu bëgg mooy ñu auditer càmbar koppar yi dem ci wàllu waa meg gi fukk ak juróomi milliards li ñu ko waxee ne xayma joxoñ nañu nag ministre collectivité territoriale directeur agence développement municipal ne danoo wan ak télé ci doxalin dañu cee déglu vice président googee kuréel Pape Boubacar Badiane ak Oumar Ba. wax nañ ba sonn alerté nañ population mais je crois que temps bi jox nañu dëgg lañ doon wax yëpp nit ñi jàpp ne dañoo bëri wax wala xëy na affaire politique la dañuy xeex ministre wala ñuy xeex kii non ñëpp gis nañ ne leen wax dëgg la parce que lañ leen wax fu leer dañ ko tegoon donc mu nekk situation métti donc bi ñu jógee si loolu ñu gis na aussi le ministre bi li mu wax ne moom la finance si xaalis 15 milliards ñun dañuy poser question 15 milliards yi fa la ko def fii ci Kër Massar si parce que ñun gisuñu ko te ñu ngi xaar nag moom mu génn mu jox nit ñi explication bu leer defal ñu éclairage xaalis boobu naka lañ ko utiliser naka nañ ko utiliser ak fan lañ ko def ak lu nekk lañ fa def nit ñi mën a comprendre parce que ñun gisuñu fu ñu def xaalis ñun daal de gàttal lu ñu wax mooy ne que président Macky Sall la ñuy wax nag solennellement bëgg nañu ndagam Omar Gueye ak directeur de l'ARM gis nañ ne dañoo télé pour gérer mbiru inondation bi merewuñu leen ñu ngi leen di remercier def nañ seen kéemtalaay kattan waaye comme dañoo télé pour gérer lii lu ñu bëgg rek mooy ñu goree ñu démissionné mbiru ndox bi ak mbiru inondation yi ñu xool kenn ku ñu mën a jox koo xam ne dina ko mën a téye liggéey ko liggéey bu normal koo xam ne du si boole politique koo xam ne du nekk tamit koo xam ne day détourner l'argent du contribuable mu jël ko def ko si suuf si def ko si ndox bi population mën a soulagé wu ñu loolu rek la ñuy ñaan président Macky Sall. directeur général agence développement municipal Cheikh Issa Sall moom xam le ni nguur gaa ngi liggéey ci wàllu waawee ba am mën a am saafara ci lu jàmp ba askanu Kër Massar fi léegi déwén ñu bañ a dundate lu ni mel Cheikh Issa Sall ñu teewlu ko. boo dégloo météo dina la wax ne la li mu tawoon daaw ren taw nañ ci semaine bi te terewul boo demoon fi mu nekk nii biir Kër Massar fi ñu rëddoon ne foofu la ndox mi àggoon daaw ndox mi xaaju fa nañ ne benn kër rek bu amee ndox loolu baaxul du lu gën moo tax ñu ne leen lii phase d'urgence rek la incha allah ñu ngi continuer travaux yi plan Orsec bi tamit dina permettre pompage bi gën ko accélérer incha allah bu ko defee population yi rapidement ñu mën a génn si ndox mi ñu mën a continuer travaux yi bu ko defee bu travaux yi yëpp pare nag Kër Massar dina mel ni cité Soleil ni mu meloon ak ni mu mel léegi wala yeneen cité yi nga xam ne nii projet bi jaaroon na. loolu mbaa du yàgg mbaa dina. boo gisee liñ jot a def rek ak diir biñ ko def entreprise yi nga ñëwoon marché yi ku nekk kii 10 mois la amoon kii 12 mois waaye en 6 mois ñoom ñëpp ku si nekk àgg nga si ay niveau de réalisation yu am solo ñii ñu ngi ay 90% ñii ñu ngi ay 95%. bu dee nar na gaaw ndax kon déwén yàlla nañu yàlla may fekkee ba déwén ndax am nga yaakaar ne déwén Kër Massar du dund dara ci mbënd mi. incha allah. incha allah fii ak déwén travaux yooyu yëpp dinañ ko réceptionné. askan wi fi mu ne ci jamono ji tey la ñu wax. tey naka la ñuy def ba génn leen ci jafe-jafe yi. déwén tey li ñuy def mooy li ministre de l'intérieur ak le président sur instruction du président de la République li mu def mooy ñëw fekk ci askan wi ànd ak ñoom yokk moyens yëpp de pompage bi pour que ndox wi gaaw génn rapidement te
am na ca ñu fileeg boobaa ki dige ñoom ñu ngi wut seen i pexe bopp ba tey ca Kër Massar di cotiser que jënd yi moto pompe dem nañ ba defa laaj fu milliards yi jaar Ndeye Mati Dieng. Lamine Mbaye ci biir ndoxu taw mi la ñu ko fekk muy xuus guddi gi yëpp daf ko fanaanee ngàcc ndax këram nga nekkee ci Kër Massar quartier Daaru Michel fees dell ak ndox la def. bu ñu sukkandikoo ci xale bu góor bi nguuru Sénégal dafa war a soppi doxalin xoolaat naka lay jëfandikoo alalu bokk moomeel gi ba mu mën fi jëlee mbënd mi. gouvernement nañuy njëkkante ak dëkkuwaay yi di ko assainir dëkkuwaay bu ñu assainir nii doo nga la mën a demee mais xaalis bi ñuy génne nii di ko jox nit ñi dañ koy jàpp séddoowaat rek seen biir du mës a egg fii ñun dañoo am GIE ñoo jënd suñuy pompe ak raccord 100 mètres ñu jënd ko 190 000 chaque année dañuy génne ay milliards amul benn njëriñ mais nañ changé doxalin. koñ bi nga xamante ne kër yëpp a lapp benn moto pompe la ñu am di ko bokk ñu gën a yàkkamti di as ak seeni loxo. boroom kër gi moom ci biir ndox mi la teg chaise am daal di toog loxo yi mu teg ko ci sikkim bi ndax jaaxle bu mu am Mamadou Alpha Diallo di ñu xamal ni xaalis bi nga xamante ne génne nañ ko ngir jële fi mbënd mi du am njariñ fileek defuñu ci ay assainissement. xaalis boobu ñuy wax ñun dégg lañ ci am loolu mënul régler inondation Kër Massar foo ñu defal ñu pavé pour que à chaque fois bu ndox mi tawee day jàll dem yoonam pour lu ñu fi mën a def aussi c'est pour un temps éphémère affaire bi jàll. Mamadou Alpha Diallo yamoo ki kaddu ak Mbéri Fall moom la ñu dénk moto pompe bi ci bile koñ xale bu góor bi moom it ci kaw jàllu suuf la ñu ko fekk muy moytu ndoxu taw mi. Kër Massar ni mu toll tey foo dugg am na ay pavé nañ ko fexe ba génnee ay canalisation mais fii nii secteur bii dañ à chaque année nii la nag. bu dee maire Yirim Gueye moom it dañu ko fekk mu génn këram ndax ndox mi moo ko nangu li mu xamle moo di bile koppar dafa sax doyul. ndax yaa ko gisee sa bopp nii te 5 heures ba léegi ñu demoon. mbënd mi kon daal di jur embouteillage bu taratar ci kaw tali bi ndax koñ yi nga xamante ni fa la oto yi daan dammee ndoxu taw mi daf ko mujjee nangu. soxna Ndeye Mati jërëjëf Dakar kon banlieue bi rawatina waneeg mer démb dale ko Thiaroye Bambilor Tivaouane Diacksao Diamaguène autoroute péage gi sax ba ci bloqué ab diir ca Kër Massar nag noonu ñi nga xamante ñoo loru ci lii di waame gi fësal ak mer mu des kon tontu ak saafara yi nuy xaar ci kilifa yi mer geneen manif askan wa fa taxaw ne juróomi junniy mètre carré maanaam juróomi hectare yu ñu lank ne daal ñu ko war ko fa joxee ca waru ni demee ndax dañoo gis ne bërëb la bu nu war a defee infrastructure sociale ngir kon seenu nekkin ñoŋ joxañ nañ te nag service cadastre ak domaine Abdou Diouf Diagne. ci ndorteel li kenn nit képp la ñu jiñoon ne moo bëgg a teg loxo ci parcelle bu toll ci juróomi junniy mètre carré ay fan lañu si tekk ñu daat ci tuddaat yeneen ñetti doomu aadama lu nu mel nag ñu ne du fa am bu ñu sukkandikoo ci ndaw yi Bambilor yi ñoom ñi nga xam ne nag dañuy ñaawlu seen suuf si nga xam ne dañoo dëkke di ko jël Abdoulaye Sylla. balaa ngay jox ñeenti nit alalu dëkkub lëmm ñun duñ ko nangu ñu wax ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg lu mu jaral ñëpp jaral nañu ndax ñoo ko moom li ñu moom duñ ko xëccoo lii nag alerte dong la suñu yëf yooyu ñu moom la képp ku bëgg a ñëw fokartiku di nga fi fekk Bambilor yëpp ndax tey yàlla dimbali ñu ba Bambilor yëpp joxante loxo seetuñu parti bii la wala parti bële mais Bambilor moo fi taxaw njabootu Bambilor yëpp ñoo fi taxaw. ñi nga xam ne ñoo doon ñaxtu nag di ay jumtuwaay yoo xam ne ñëpp ñoo koy bokku am ñu dugg si bureau signal ay nit ay kayit ne leen dem leen ngeen jël suufu Bambilor ci jamono boobu fekk Bambilor yëpp ñu ngi taxaw di xeex di wër di ut fu ñu def centre de santé hôpital gare routière terrain de football ak cimetière. ngir nag fexe ñu daal leen di dégg ñoom ñi leen nag dañoo baare woon yoon wa tey xam le nag ne dinañu amalaata lu ni mel la bu fekkee ne amul saafara ci seen sàkku teef googelee RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf sëñ Abdou RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñaar. RFM rajo askan wi. ñi yëngu ci wàllum cëddaleem engrais di ay distributeur privé ñoom ñoo mer ba futt ne lu yees juróom fukki junniy tonnes rek la ñu séddaleegum béykat yi Sénégal te ñu doon yaakaar téeméer ak ñeent fukk ak juróomi junni ci tonnes moo waral ñu am njort ne ku moywul mu am njeexite yu bon ci campagne ak mbay mi sàkku nañ ci état Sénégal mu daal di libérer secteur bi seen porte-parole Ibrahima Thiam ñu teewlu ko Oumar Ndiaye. seen ronga yaa ngi sotteeku seeñaa bi nga xam ne seeñu béykat yi ndax dégg ngeen mu wax. tey saako engrais nga jëndee ko 16500 saako urée nga jëndee ko 17500 ñu àgg si bëri ko gerte ñu koy taxawal ñu ne taxawal 300 francs lañ koy taxawal ndax loolu du baykat bi nga def jàmm ndax it nag mënuñuy bay am xaalis ba pare épargne si banque yi jënd mboq mu cher nga jënd kilo mboq 5000 francs ji ko xamoo engrais wala nga def ci engrais mboq ma yàqu dama ne loolu réew mi tey fi ñu jëm catastrophique mboq mi ñu bay surut ganaar yi kon fu réew mi jëm dama ne Sénégal bi nga xamante ni si la usine bi nekk mën tam engrais 2021 ñoom bu tawee 2 mois ñu ne nawet bi baax na gerte bi nga xam ne tey dafa war a dund 120 jours nawet bi nekk 80 jours xam nga ne képp ko bay copp rek bi doo am gerte waxtu wii ngeen xool gerte gu ndaw géem ngeen gis xam ngeen ne du def doom dugub mois de août bu ko jàllee du def pepp kon nag nga toog ba 22 août
ñu dem di jiixi gerte xam nga ne ngooñ la ñuy xam waaye du am gerte. Casamance njiital zone militaire 5 ak coppitu am ca kol weeru août 2019 ak léegi dañu ko fal léegi ci boppu commandement des opérations spéciales ba na fa nag mandarga ak it pàttaligu rafet ndax taxawaayam ci zone militaire 5 googee moom colonel Souleymane Condé ak i ay soldaaram ndax taxaw nañ bu baax ci jëflante jaamaarloo ak saay-saay fipp yi ngànnaayu ca daa nangu bërëb yenn yi ba nanguwaat ko ci seen yoxo ba may askan wa ñu dellu ci seen bërëb yenu fekk baax fu ci mel ni ñaa gis Niassia ak Boutoupa Camara Kounda Lamine Ba. diggante août 2019 ak août 2021 ñaari at la nekk ci zone militaire numéro 5 waaye ràññeeku na bu baax a baax fës na ba tax na jamono ji ñu bëri jàpp ne amal na liggéey bu yaatu bi nga xam ne colonel yi ko amal ci bopp zone militaire numéro 5 daanaka bëriwul bi mu jëlee fonction ci août 2019 nag lañ ci teg mu tàmbali xeex bu jëm ci wàllu delloo si karange fii ci bët saalumu réew mi ca avril 2020 colonel Souleymane Kandé song bi njaalu Manjaak Baraka Banaaw Baraka Patata Sancab Manjaak ba jot ko teg loxo colonel Souleymane Kandé foofa nag jàppante yi metti woon na lool waaye mujjee na jël dëkk bi delloo ko nguur gi jamono jooju ñoo ngi ci weeru mai 2020 ginnaaw bi mu dooree liggéey bu jëm ci wàllu jàppale woy dawal ak wi ñu ñibbi seen diwaan yi opération de sécurisation arrondissement bu Niaguis colonel Souleymane Kandé wéyal na ko ci février 2021 jot na teg loxo Blaas Sikun Badion ak Busolu lépp nekk ay gox yi nga xam ne ay bandes armées ñoo ci tegoon loxo bi mu jeexalee liggéey bi ci arrondissement bu Niaguis fa la jublu fa nga xam nag moo di Niassia foofa nag kii di colonel Souleymane Kandé jot na nangu ci loxoy bandes armées yi diwaan yi di Eliot Ahinga Punyak Badem ak Banam mu nekk nag koo xam ne ku tuuti la ab xees pecc colonel Souleymane Kandé ràññeeku na bu baax a baax ci zone militaire numéro 5 ndax ne teg na loxo diwaan yu bëri te li nga xam ne def na ko ci liggéey ci zone militaire numéro 5 ña ko fa amal bëriwuñu Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine wàllu yoon Bougane Gueye Dany njiital mouvement gëm sa bopp ci xibaar woolu nañ ko altine tey ji ci kanamu commissariat central ab Ndakaaru enquêteurs yi lañu bëgg a leerlu rek mooy taxawaayu mouvement beeku njiitam ak i affiche yoo xamante ñu ngi ko tàllal ñareet ci mbeddi Ndakaaru woote askan wi ñu dem bindu ji na mu gën a gaawee ci liste électorale yi du ñàkk loolay waral woolu gi ci kanam tuuti ci kanamu yoon ci commissariat central ab Ndakaaru kon ñeel ko moom Bougane Gueye Dany. sport geeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi ziar. maa ngi lay fay El Hadj Assane. naka congé bi. alhamdulilah sant yàlla waaw congé de bu àndee xaalis rek neex. waaw mais nag yaa ma gën a xam bay dellu si moom day metti. waa kay Guèye ñu dal di ko door rek wàllu beach soccer maanaam football de plage ak équipe bu Sénégal mi nga xam ne moo di équipe championne d'Afrique ñoom nag ca mondial bi ñuy amal ci Russie dal nañu qualifié ci wàllu quart de finale la ko waral nag moo di dal nañu am seen ñaareelu ndam démb nag di ndam du am solo seen diggante ak ñii di waa Portugal mi nga xamante ni moom moo di équipe championne en titre Sénégal mu ngi ko dóor juróomi ball ci ñett gannaaw ba match bi jeexante moo di seen entraîneur nga xamante ni jot na ko yëkkati daal di rafetlu ndam bi nga xamante ne ay gone daal nañ ko amal ba pare daal di ko kon bokk jagleel kii di Raoul Mendy di kenn si ay joueurs yi nga xamante ni démb laata sax ñu door match bi la yaayam daal di dëddu àdduna ñu déglu ko ngàll si la. ndam di tey neex na gaa parce que tey yi nañu ndam si kaw Portugal ki nga xamante ne ñoom ñooy champion du monde donc di wax ne rek ne match bi moom métti woon na mais ñun boo xoolee sax sunu match tey ji li doxoon ma xawoon difficile si début bi parce que dan ñàkkoon sunu waajur muy yaayu Raoul démb si guddi muy nouvelle boo xamante ne neexul woon mais il fallait que ñu jouer jusqu'au bout pour mën a def sunu këntalaay kantan pour que Raoul mën a continuer tournoi bi sereinement. loolu nag gis nañ ne vraiment gis nañ Raoul boo xamante ne tey bi xale di jouer bàyyi woon nañ ko xel parce que xam na rek tournoi day yàqu donc si loolu rek ñu delluwaat lépp sunu borom moom mi ñu jox victoire bi et puis ñaan sax yaay ñi fi des mu bàyyi leen parce que en tout cas gagné nañ Portugal donc dem nañ quart de finale te si guñu sunu dernier match di wax ne rek loolu moom dañ naan dugg leen dem quart de finale mooy wane ne rek objectif bi reste le même nañu savourer victoire bi mais après ñu concentré sunu objectif nga xam ne dañu war a dépasser demi-finale bi quart de finale bi ren incha allah. gannaaw ngàll si la nag dañuy daal di déglu Raoul Mendy mi nga xamante ni démb jot naa football donte yaayam daal dina génn àdduna moom itam ndam bi nga xamante ni dal nañ ko am mu ngi koy jagleel yaayam ñu daal di ko déglu moom. avant match bi xawoon na métti mais voilà je me disais que lépp li ma war a def rek mooy góorgóorlu parce que sama yaay comme daf ma yàgg suivre tam suñu sport bi. te yéene moom tout le temps dafa ma xalaat naan góorgóorlu leen ba Portugal bu mu leen gagné ren moo tax après voilà match bi gars yi joué ko pour moom xalaat ko tam bu baax donc mais alhamdulilah daal li dañ bëggoon moom mooy mu fekk ko fi mais comme yàlla lay dogal moom te dogal na dañuy nangu dogal rek te xam naa ni moom kontaan na fi mu nekk ndax li moo nekkoon yéene mais alhamdulilah.
voilà Sénégal daal di qualifié ci wàllu quart de finale ci mondial bu beach soccer ñu daal di waxtaanee wàllu basketball ak afro basket bi nga xamante ne dañ ko jagleel góor ñi yëf yi nag danañ ko daal di door incha allah niki ëllëg Sénégal gannaaw ëllëg diggante mag ñi di waa Uganda démb nag ci wàccaay gi la ñuy daal di toll ñoom suñu gaynde yu góor yooyu la daal dañoo am ndam seen digg ak Kenya 74-67 di ab match bi nga xamante ni kii di seen entraîneur di Boniface Ndong am na ay kàddu yu mu ci jot a yëkkati ñu déglu ko ci micro suñu envoyé spécial foofu lay ca Kigali di Malal Junior Diagne. waaw ñoom ñoo ñu ko ñaan donc parce que ñoom li moo nekkoon seen premier match amical ñoom amuñu woon possibilité xamoon ngeen ne ñun invité woon nañ leen fale à Dakar malheureusement amuñu woon budget pour ñëw donc moo tax seen entraîneur bi ñu ma laajee ndax dañu bëgg ma ne woon bien sûr parce que je pense que match yi ñu mën a am rek baax na ci ñun mais xalaatuma woon ne fii la première chose dama foogoon ne Kigali Arena lay nekk donc deuxième chose ma yaakaar au moins terrain bu am parquet mais bon fi ñu toll nii terrain bu amul parquet waruñu ci jouer nañu que gaañuwuñu je pense ñaar yooyu rek laa bëggoon parce que vraiment côté basket dafa métti pour nga defar fi dara parce que comme ni ñu ko waxee terrain boo xam ne Europe lañ koy tuddee kitchen floor mooy nu mu tudd sol de cuisine voilà donc lu toll ni Coupe d'Afrique waruñu jouer ci terrain yu mel nii. naka ngaa expliquer coach seen benn entraînement gars yi programmé wuñu ko foofa ca Dakar Arena. waaw donc terrain bi si calendrier bu ñu jox duñ fa entraîner benn yoon donc bon président bi ak général manager wax nañ donc président bi mu ngi koy toppatoo parce que règlement bi dafa ne ñun war nañ fa entraîner minimum benn yoon puisque bi ñuy entraîner suba xamaguñu sax moo tax peut-être dinañ jéem a dem tey xooli ko ba xam ndax est-ce que nekk ñu ci condition yoo xam ne dinañ ci mën a liggéey état d'esprit bon comme donc jour yi ñu ngi door a ñëw donc defaguma réunion un peu pour lancer officiellement campagne bi côté mental mais bon dinañ ko def donc on a trois jours voilà avant suñu premier match bi donc ñu ngi daal ci suñu préparation ba léegi. ñu daal di waxtaanee wàllu football ak championnat ci biti réew championnat bu France ni ki démb jongante gu doon dox ci diggante OGC Nice ak Marseille méngoog seen troisième journée seen championnat mujj ta antu la ko waral nag moo di xeex gu daal di dox ci diggante yenn ci ay supporters yu Nice ak i joueurs yu Marseille ba tax na kon bokk match googu dañu ko daal di mujj ñàkkul nag LFP di Ligue de football professionnel bu France moom dana ci aldu daal di indi kon bokk ay dogal ci mbir moom la lu ci mënti am rek jàppale match bi ba ñu koy arrêté Nice moom mu mën a woon 1-0 Metz moom am na ay doomu Sénégal yi ca nekk ñeent la ñu woon démb moo di Pape Matar Sarr Lamine Gueye Ibrahima Niane ak Sabali ñoom ñu ngi doon jongante ak ñii di waa Reims démb dañoo daal di match nul 1 but partout Clermont-Ferrand moom moo di promu bi ànd ak kii di Arial Mendy ñoom dañoo daal def match nul 3 buts partout seen digg ak ñi nga xam te ñoo di waa Lyon mën nañ ko jàppee sax ndam ndax Lyon moo leen mëne woon laata ñoom ñuy daal di kon bokk di jënti mbir yi Rennes ak Alfred Gomis ñoom dañoo daal di daan ñii di waa Nantes benn bal ca Angleterre ñoom ñi nga doon mal seen ñaareelu bëccëg la ci des sax ci jogante tey jii la ñu ko fas yéene kon bokk àggali ni ki démb ca derby bu doon dox ak Chelsea bu Edouard Mendy moo ca daal di am ndam ñaari bal ci dara ki di Edouard Mendy sax moom jot na jouer google match ba muy jeex Wolverhampton moom Tottenham ko fekk ca dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara Southampton ak Manchester United dañoo daal di match nul 1 but partout ci Espagne ngi seen deuxième journée Atlético Madrid moom dafa daal di am ndam démb ci diggante ak waa Elche benn bal ci dara ñoom ñu féete jamono gi ci place bu njëkk bi Real Madrid moom dafa fekki Levante ci dëkkam waaye dañoo daal di match nul ñetti bal ku ci nekk la jot a dugal moromam ci Allemagne ngi seen deuxième journée Bayern Munich démb daal na am ndam ci diggante ak ñi di waa Cologne Italie seen première journée daal nañ ko yeggale ni ki démb Udine ak ñi di waa Juventus de Turin dañoo daal di match nul 2 buts partout Napoli bu Kalidou Koulibaly ñoom dañoo daal di am ndam seen diggante ñi di waa Venise ñaari bal ci dara kon bokk Alaaji Assane li ma fi gënoon a fas ci xibaar tàggat yaram ci France moom xanaa Messi footballagul waaye ñàkkul ni weekend prochain njort nañu ni dana football. très bien voilà jërëjëf sëñ Cheikh ñu yegg si ci chronique culture bi ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi lettre à mon guide di ab recueil de poèmes bu Bamba Mbaye ñu daal di ko édité ci édition L'Harmattan Sénégal mu di ab téere boo xamante ne daal di bind ngir gën a fësal mbindum Cheikhul Khadim waaye itam ngir delloo njukkal képp ki nga xamante ne daal di nga sargal Serigne Touba. lettre à mon guide mooy ñaareeli téere ndaw bile mu daal di ko publier ci weeru avril gi weesu Maam Astukan waxtaan ci ak moom. bataaxal bi mu jagleel wasilaam muy ab recueil de poèmes mi ngi toll ci téeméeri xët ak fukk ak juróom-benn mu toftal ci juróom-ñeent fukk ak ñett bas de page ci mbind mi nag Bamba Mbaye bëgg gën a jëmmal mbind ak njàngaleb Serigne Touba jaarale ko ci littérature. tey communication ni muy doxee mën naa ne jamono ci bind am na ci doole lool waaye bokk na ci li nga xam si mbind mel na ko muy Seexal Xadim bokk na ci li ñuy wax lu bari bari mu ne ay mbind moom mooy ay kéemtaanam bind nag mënees nañ cee xam ni ñun ñi nga xam si ay murid lañ xëy na nekk ci dernière génération bi liñ xam lu ci bari bari Cheikh Ahmadou Bamba ci mbind
ay thèmes yu bari mu càmbar ko ci biir recueil bi. tudd nañ ci màggal tudd ci xasida tudd ci Touba tudd ci jëmm Cheikh Ahmadou Bamba ak dayam ci fu mu toll suñu borom waaye digganteem ak Touba ak digganteem ak mbokki taalibe yi mu daan dund nga xam mooy magu taalibe yi dëggi téere bi moom mooy ab taalibe boo xam si daal dafa bari bàkkaar lool waaye nekk nag koo xam si xëy na jàpp na ni teguwul ci yoon ci bari dañoo manqué ñu sukk si kanam di ko raamal di sàkk ci moom mu jéggal ñu suñuy bàkkaar waaye tamit sàkk mu jox ñu wala boog mu defal ñu ab murit boo xam si moom ni mu bëgg ab murit mel ko ñu mel ni le mu doon occasion ci Bamba Mbaye ngir mu delloo njukkal mag ñi nga xamante ni ñoo njëkk a way Serigne Touba Khadim Rasoul. sëñ Moussa Ka Cheikh Samba Diarra Mbaye kay sëñ Mor Kéré ak sëñ Mbaye Jaxate nga xam si dañoo nekk ay bindikat yoo xam si ñoo njëkk a taalifal sëñ Touba di ko way ndax sëñ Mor Kéré doon na wax naan man Kéré ka njëkk a way Bamba maa ca topp ñuy wayandoo way naa ko gànnaar way ko jolof way ñaar ci weeru octobre ci Louga Bamba Mbaye am licence am ci langue ak civilisation hispanique ci université Gaston Berger bi nekk ci Saint-Louis lettre à mon guide nag doon ñaareelu ouvrage am Harmattan moo ko édité ci weeru avril bi ñu génn. ba tey ci lu soxal actualité littéraire bi Mohamed Mbougar Sarr